bi à travers votre rajo ngeen mën di baaxee suñu mbokku sénégalais yi nekk ci diaspora italienne bi ay information pour que dara bañ leen a rëcc ci actualité bi fii ci Sénégal alors loolu war nañ leen ci delloo njukkal bu baax a baax yal na yàlla dëgëral seen taxawaay. amin xaaral bàyyi laak soxna Anna tamit nga nuyoo moom. waa asalaamaaleykum sëñ Matar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci kër gi DM Média rajo di nuyu téléspectateurs yeeg téléspectatrices yi ñuy déglu yëpp di rafetlu invitation bi ñu lay invité nga nangul ñu ko ñu ngi lay jaajëfal. waaw xanaa ñuy ñëw rek dugg ci question yi comme jot bi ni nga ko waxee ni bëriwul te comme Jamra mooy seen kii au-delà de la lutte contre la dégradation des mœurs ñun ñu lay laaj pour boo ñu ko mënee faram-fàcceel ñu gën a xam ñi déglu gën a xam lan moo leen tax a jóg ak lan moo indi loolu. waaw suñu mbokku sénégalais yu bari li ñuy réeree mbir mooy Jamra ab journal la woon format magazine comme ni Jeune Afrique mel wala Nouvel Horizon rahmatullahi alayhi te yàlla na yàlla beesalaat yërmandeem ci kawam di Abdou Latif Guèye moo ko sosoon li taxoon mu sos ko nag booba la mbirum cinéma tàmbali di def ay musiba ci dëkk bi xale yi jàpp drogue bi banaliser ko mu commencé di def ay dégâts dans les écoles c'était en 1983 ñu ne nag dañuy créer benn journal boo xam ne dara du ko tax a jóg lu dul di sensibiliser jeunes yi ci musiba yi nga xam ne mu ngi raam te di raam dégg nga te bu eggee fa mu jëm du baax ci ñun alors journal ba nag son premier numéro ñu ngi ko consacré woon à la drogue alors réseau bi naka lay fonctionner ak ku fiy dugal drogue bi yan xeetu drogue moo am ak di interviewer des psychiatres waaye itam di interviewer des anciens drogués repentis ñoo xam ne dañuy def ay témoignages wax naka la leen seytaane ne ba ñu dugg ci piège bi ak naka la leen suñu borom dimbale ba ñu génn ci alors affaire ba am succès bu rëy ba nga xam ni ñu commencé di diversifier thèmes yi numéro ba ca topp ñu daal di jël les sociétés secrètes yi bëgg a xajamal liggéey bi fi Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji Malick Sy Baye Niass Baye Laye ak ñeneen ñu baax ñu tëdd fii tëdd alors di fa indi ay idéologie maçonnique di def ay conférence maçonnique alors ñu daal di def un numéro spécial pour dénoncer leen waaye loolu nag daf ñu jural un procès en 1985 la loge maçonnique de Dakar attaqué ñu pour diffamation et injure publique alors yàlla dogal Sénégal yi def une mobilisation exceptionnelle ki nekkoon à la tête suma yaboone sax ñi nekkoon à la tête de cette mobilisation muy ñetti xalif généraux kenn kii di sëñ Abdou Lahad Mbacké moo ñu recevoir Touba boole ñoo benn jawriñam bu ñuy wax Serigne Mountakha mooy kii toog tey nee ñu lii ngeen di def ñun ngeen ko defal ñun jàppale ñu ne ay soldaaru l'islam ngeen kon foo leen toll ci xeex bi boo leen ñu ko waxul ñu mere leen mu ne xeex bi lu mu laaj nag sëñ Mountakha mi toog ci sama loxo ni joor boo leen jox ko ak moom mu def ci lu mu mën ak lu mu mënul alors ba ñuy jógee Touba sëñ Mountakha jox nañu oto ay bon d'essence yëkkati alal ak ko jox ñu continuer suñu tournée dem diwaan yu bari bi ci gën a daw yaram mooy ba ñu demee jax saaw seeti sëñ Abdoulaye Sy Dabakh ñu ngi ko fekk mu ngi wéradi waaye bi mu yégee ne franc-maçon yi dañu porter plainte Abdou Latif ak Jamra moom tam dafa ne loxo ma nga ca biir xeex ba def na benn xutba bu tàng boo xam ne boo duggee ci YouTube ba tey mu ngi fa menacer franc-maçon yi ne leen Latif lu ko dal rek da ngeen xam ne ummatul islami bi yëpp ngeen tooñ alors bref ba procès ba jotee tribunal fees del boobu tribunal la nga fële ca kaw ca Cap Manuel waaye ñu toog ba 10 heures gisuñu plaignant bi président tribunal bi daal di ne waaw Latif an say avocat mu ne sama avocat ngi ni maître Babacar Niang mu ngi ni toog maître Kabibel Diouf mu ngi ni toog daal di leen lim ba ñu mat juróom-ñaar ñu ne plaignant bi ana avocat plaignant bi salle bi ne selaw jékki yeeg benn tubaab ne tël franc-maçon communiste membre du parti communiste ñu di ko wax maître Danon aéroport la jógee rek jubal tribunal daal di ne tël daal di dugg
ñëpp ne selaw mu xuus ba egg ca président tribunal ba sëgg ci noppam am lu mu ko déy gàdduwaat saagam génn dem président tribunal bi jël parole daa di ne son excellence monsieur Diw bi porté plainte contre Latif dama ne monsieur Diw ndax génn na àdduna ki ñu porté woon plainte di franc-maçon bu mag waaye bàyyi na fi ay doom bàyyi na fi ay sët donc ñooñu il faut ñu respecter leen moo tax ma leb tur wi waaye ñu fekkee 1985 xam nañ kan la président bi nekkoon son excellence monsieur Diw bi porté woon plainte Abdou Latif Gueye ak Jamra pour diffamation et injure publique avocat am ñëw na léegi wax ma ni pour des raisons personnelles dafa décider ne dafay retirer sa plainte alors kon ñun jàpp nañu ne le procès opposant Latif Jamra ak Diw alors classé nañ ko sans suite rek tribunal ba toj takbir allahu akbar alors président tribunal bi mer nag daal di fii du màggalu Tuuba si ça continue je fais évacuer la salle ñu ne ko salle bi kay évacuer na boppam ndax procès bi alors donc loolu mooy suñu combat bi gën a rëy mooy suñu ndam li gën a rëy naaw gi nag journal bi doyul ñu changé ko def ko ONG daal di diversifier di activité non seulement di combattre les contre-valeurs ak lépp luy tilimal malaanu l'islam waaye ñu daal di commencé nag di def médiation sociale dégg ngeen ñu def médiation sociale ci ama Sénégal muy société de nettoiement boo xam ne Abdoulaye Wade daf ko dissoudre te amul accompagnement xeex nañu ba jot nañ leen a jox 390 millions yéen a ñuy dégg ci médiation les 93 veuves des anciens combattants de la guerre du Golfe ndax ba guerre ba jeexee ba léegi Arabie Saoudite ak Nations Unies yónni ay ndàmpaay de haut cadre de l'État yu wow xol daal di ko détourné te ñooñu war nañu xam ne safara ak xal la ñuy lekk ndax li suñu borom wax ci téereem bu tedd bi ci alalu jirim muy orphelin ak alalu jatour di veuve defe naa buñ ci bàyyi woon xel bu ñu tëddee duñu nelaw alors donc ñu ngi ci médiation yooyu ak ci yeneen médiation il y a des travailleurs qui ont été injustement licenciés à la Sénélec 700 lañu Makhtar Cissé dimbali nañu ba réintégré nañ ci 493 léegi négociation yaa ngi continuer avec le nouveau DG te ñu ngi ci am yaakaar alors bref Jamra daal ci gàttal lépp loo xam ne daal luy itteel réew mi la ci wàllu sàkku jàmm ak ci wàllu protéger suñuy valeur alors Jamra du nangu kenn mu des alors évidemment am na yeneen yu sew yoo xam ne yàlla defal nañu ci ndam te mu ngi aju rek ci protéger doguma la mais bala may jox kàddu gi parce que li ngay wax am na solo trop mais dama bëgg rek dugalal la beneen question boo xamante ni balaa may jox kàddu gi aji pour muy wax ci li ñu tax a jóg muy temu tay bi ma lay laaj yow sa digganteeg état pour nga faram fàcceel ñu ko ci nu mu gën a gaawee après ñu dugg ci temu tay bi. waa état day jàmm rek la ñu seq ak ñoom waaye saa wu état defee naka sudul noonu dinañu taxaw ci diggu Sénégal ñëpp di ñu dégg ñun naqarlu ko dénoncé ko. mais est-ce que boo leen ko dénoncé yéen di ngeen ci am résultat ndax yéen a ngi ciy am. waaw xam nga état sàggane woon na ba benn libano-syrien ñu jox ko licence d'exploitation de débit de boisson. ndekete yoo dafa jël sangara daal di ko rax ci jus de fruits mu nekk benn dosette plastifiée ñu di ko jaay 100 francs ci école yi. waaye ñun ba ñu gisee ne xale yi buñ ko naanee. dañuy texaliko seen sago naqari deret di won ñàkk teggin seen instituteur dañu dem seeti suñu naataango Momar Ndaw ou association sénégalaise des consommateurs ñoom ñu dem yóbbu ko ci benn laboratoire privé laboratoire bi gëstu ko ndekete dañ ci rax alcool voilà yow mi may laaj ndax am nañu résultat benn résultat ngo ba Jamra jógee dem ci kaw résultat yooyu ñu lay laaj est-ce que loolu jaay boobu ngay wax ndax ñu ngi koy continuer ba léegi wala arrêté nañ ko parce que mënoo leen a topp ñëpp ba ñu jeex ba ngeen xam ne loolu benn usine ko fi doon defar di ko jaay grossiste yi di ko jaay demi grossiste yi léegi dénoncé nañ ko ci këru diine yi bind Macky Sall lettre jox ko document pour wan ko li docteur yi wax ci mu tudd ci cette dosette alcoolisée lorange bi muy dikkal xale yi Macky Sall ci septembre 2015 en plein conseil des ministres ñu daal di génn benn communiqué wax ne ku ñu gisati ngay jaay loo dosette alcoolisée muy salañ ñu koy jaayee 100 francs muy Jakarta
ak namp bi dinañ la infliger de très lourdes sanctions alors depuis 2015 alors kenn déggatul ñu jaay ko fenn kon benn résultat ngoog ak yeneen yi résultat am na benn écrivaine tunisienne bu fi bëggoon dugal benn téere di diingat suñu kilifa diine yi ñu def tamit la ñu waroon def rek état bi interdire na ko toutes les librairies la ñu amoon ci ay livres ministre de la culture de l'époque Mbagnick Ndiaye jot instruction président de la république ginnaaw bi ñu saisir président de la république mu daal di ànd ak El Hadj Cheikh Dramé bu sûreté urbaine ñu daal di saisir livre yëpp la ko taal ko kooku tam résultat la ak yeneen am na ay baar yoo xam ne dañ daan def des sous prétexte d'organiser des soirées sénégalaises ndeke c'était des défilés de travestis et d'homosexuels benn bi moom la ñuy wax ki Rolls bi nekk Mbour ak 5/5 bi nekk Mboro alors dañu utoon avocat muy maître Khassim Touré mu saisir procureur avec toutes les preuves mais loolu yéen da ngeen koy topp pas à pas wala yéen da ngeen di wax benn moment ngeen arrêté wala bool seen sox bu boo leen xamee ne am ngeen résultat dootoo leen ci wax man loolu laa bëgg a xam. parce que non ñun bu ñu toppee benn affaire. tant que egguñu sa cappaandaw la duñu bàyyi. moo tax ñaari baar yooyu ma la wax. ñaari baar yooyu ma la wax ba ñu ko fi soulever opinion bi ñu bari dañ doon wax naan waaye lii du mujj fenn. borom baar bi tubaab la. ministre yu bari dégg nga dañ ko jàppal tànk waaye ñun ñu tënkam lu loolu am suñu avocat di jokkoo procureur ñu di ko topp ba joxe ay photo ak i preuve ndekete tubaab bi da doon yàq xale yi ay xale yu am 17 ans 16 ans ñuy def des striptease di futteeku morceau par morceau ba ni leen seen ndey jure tubaab bi di ko filmer ba pare di ko jaay à des sites européens pornographiques alors procureur jox ñu dëgg yabal fa waa DIC alors procureur daal di ñu jox dëgg yabal fa waa division des investigations criminelles ñu daal di mettre béréb bi sous scellé tubaab bi ñu takkal ko ay bagaasam expulsé ko du Sénégal kooku résultat la ak yeneen ak yeneen. kon ñu ngi lay jaajëfal ci tontu yi ñu jot a tontu leer na ñu ngi jox kàddu gi aji pour dugg ci suñu biir thème balaa temps bi di gën a dem. waaw merci Anna demande yi nga def pertinent na te demande yi wax dëgg yàlla waxtaan bi waroon naa gën a yaatu wante comme tey li ñu fi indi sëñ Matar muy lu doy waar loo xam ne dañ koo gis ci réseaux sociaux yi mu commencé daw semaine bi ñu génn ba ci semaine bi muy ku jigéen kiñ toroxal bu metti boo xam ne wër na àdduna ñëpp jot nañ ci mu metti ñu toog ñun tamit ci diaspora bi fii Italie ñu la doon laaj jëf ju bon jooju ak ñooñu ko def moment yooyu ñooñu nga wax ñan lañ ba xam buur teg nañ leen loxo wala affaire bi fu mu toll. waaw xam nga mbir mi boo gisee dëgg la metti nañu ni mu mettee ñëpp waaye boo gisee ni mu ñu mettee ñun Jamra mu nekk metti bu jéggi dayoo c'est que ndaw si ay saay-saay yu ko ëpp làmmeñ ëpp kay pexe yemuñu ci tuumaal ko waaye def vidéo bi wasaare ko ci àdduna bëgg ko dëkkal fu mu dëkk te ñun dañu xam famille boobu la ñu ngi dëkk Thiès seen baay nekk kii boo xam ne Alaaji Malick Ndoye liggéey na ak Moussa Gueye bu RTS ak Latif Gueye dans le cadre du collectif des religieux yi doon def ay tournées de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles kon il y a 15 ans de cela Jamra jotoon na am collaboration ak moom et kon famille la boo xam ne c'est une famille sans histoire kenn mësu leen dégg ci benn coow xale bi nag nattoo ko dal te li ko dal jombul kenn te ñëpp mën nañ seede ne ku am jom la ku am kersa la à la limite sax elle est timide ku nangoo jàng la ndax xam nga bac plus 5 jigéen ña fay egg bareetul léegi ndax balaa ngaa egg foofu ñaare dañ may la jëkkër wala sa njàng arrêté waaye góorgóorlu na ba bac plus 5 góorgóorlu na ba école bu jafe boo xam ne de grands cadres de l'administration fa la ñu génne ñu di ko wax le centre africain supérieur de gestion gën kaa xam si turu CESAC moom fa la jànge fa la amee ay lijaasam bi mu amee ay diplôme am nag au début de l'année 2020 mu dégg benn concours de la fonction publique wax ne dafay recruter pour renforcer ses effectifs mu tenté chance am
daal di réussir ci concours bi ñu daal di ko embauché ci fonction publique bi vers le mois de février mars alors ñu affecté ko nag dans un démembrement de l'État avec un grade très important de cadre administratif alors problème bi nag mooy comme que moom Thiès la dëkk di fa jógee di xëy di liggéey bu wàccee war a ñibbiwaat Thiès alors way juróom yi ne ko loolu dafa metti kon da ngay jéem a ut fii ci Dakar benn appartement nga di fa nekk toute la semaine mu jege ton lieu de travail bu week-end bi jotee boo namee say parents nga doog a ñëw Thiès alors mu dem jëppal 1 ci ginnaaw école Ousmane Socé Diop loué foofu benn appartement fa la daan xëy di liggéey une femme sans histoire waa koñ bi yëpp seedeel nañ ko kersaam ak jàmbureem du dugg ci lu yoonam newul alors le problème nag mooy moom ci booru mois de Ramadan bi amoon na ay troubles mentaux yu ko daloon ñi naan affaire rabu lébu la comme que baay bi lébu la ab ndooyeen la ñi naan dafa amee dépression alors ñu yóbbu ko centre psychiatrique de Thiaroye ñu defal ko un traitement approprié ba mu calmer bi repos médical bi jeexee mu delluwaat réintégrer ses activités professionnelles bi mu réintégrer ses activités professionnelles matul sax 3 semaines alors ba bërkaati démb rek mu am bés comme mu xëy comme d'habitude waaye mu seetlu ne qu'elle est très tôt à son lieu de travail alors ci la wax ni pour ne pas s'ennuyer dana jéem a dem defi quelques courses quoi en attendant heure bi jot alors bo loolu moo indi demam foofu ca Sacré-Cœur ci ay magasin yuy jaay des nu mu tuddati des prêt-à-porter alors mu dugg dans un premier magasin def ay choix ay foulard ay t-shirt robe et tout léegi nag borom bitig bi nag ne ko bon lii nga jël yëpp nag sa temps la fekk nag sans qu'elle s'en rendre compte crise bi dikkal na ko mu buxi ko ay bët ne duma la fay dara alors xam nga nit ku correct ñëw tranquillement def ay choix am au moment de payer mu ne la fayuma la yow borom boutique bi boo doxalee sa xel tuuti di nga ne ah kon kii am na lu xew est-ce que mu ngi ànd ak sagoom waaye kooku yooyu yëpp fekk ko ci mu daal di am ay weccante kàddu yu tar ba jàppante fa ak ndaw si ba expulsé ko ci bitig bi ndaw si génn daal di dëgmal pour dem ci deuxième boutique voisine bi borom boutique bi mu joteeloon daal di génn topp ko ba jiitu ko dugg ci bitig boobu daal di wax à son collègue bii jaay foofu ne ko am na femme buy ñëw pour dugg fii bu leen ko nangu parce que sàcc la ci sama boutique la jóge ndaw si dafa egg rek coow li ne kur borom boutique boobu nag amul benn sago daal di yuuxu parce que en face dafa am surtout ak wàccaayu tabaski bi benn daral bu ndaw bu jàkkaarloog boutique bi mu yuuxu wàlloo naan sàccey xam nga sénégalais événement yooyu rek la ñu yàkkamti mu am lu mat 10 waxambaane yu fàq riir wut si boutique bi foofu la ñu ñëw nag jàpp ndaw si pamtee ko bousculer ko ci la ñu sàccee benn portable iPhone am bu cher sax argent de poche am ñu sàcc ko yeew ko daal di ubbi deuxième porte magasin bi daal di fël ci benn arrière cour foofu lañ ko daanele tëral ko foofu ngeen gis ci vidéo bi def yu ñaaw yi ñu def kaddu yu ñaaw yi futti dënn bi daal di filmer ay cëram ci gàttal daal violé nañu son intimité daal di piétiner sa dignité de femme humilier ko toroxal ko jël vidéo bi posté ko dans les réseaux sociaux loolu c'est lâche et c'est inhumain ci kaw loolu ba ñu ko yëgee ci kaw loolu ma lay laaj ndax yow jàppoo ne ak yelleefu doomu aadama yi ci Sénégal léegi jàppoo ne ndax droit boobu nit ñi dañ koo xamatul wala état jàngalu leen ko wala nit ñi dañuy def lu leen neex parce que da ngay gis ku nekk ci une personne en assistance une personne en danger duñ ko assister on n'assiste même pas les personnes en danger dañuy profité ñu ngay xool ñoom nu ñu filmer pour dugal ko wala ñu nu ma lay photo pour am loolu pour mën ko nettali suba yow man loolu nan nga ko jàngatee ci Sénégal ndax réseaux sociaux yi léegi lu jug bala nga naan sëqat ñoom dugal nañ ko amul leen loo xam ne defe naa loolu yëpp bokk na ci li ko sabab un grave déficit d'information te état am na ci responsabilité bu mag
waaw moo tax ñun def nañu une déclaration parce que ginnaaw bi ma waxee que bàyyu xale bi dama ko ne dama bëggoon l'aspect judiciaire de cette affaire bul ci dugg parce que mag nga te lii la traumatisé doy na sëkk dama bëggoon di la ko ñaan nga focaliser wu ci sa santé doom génnaatal le dossier médical bi nga présenté au commissaire de la police de Dieuppeul jëlal mu dossier boobu nga dellu ci médecin traitant am ñu continuer ko traitement am ñun nga bàyyi ñu xeex ak gars yi sur le plan judiciaire alors moo tax nag ñun Jamra ñu dem lëkkaloo ak suñu ay naataango maa ngi gërëm mon frère ami Seydi Gassama bu Amnesty International di gërëm jigéen ju baax ji Ndeye Amy Sakho te jiite AJS association des juristes sénégalaises di gërëm soxna Aminata Diallo bi jiite kuréelu jigéen yooyu di lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants ñi di ko wax dafa doy et alors ñooñu la Jamra àndal lëkkaloo def benn dank saisir nañu président de la République nee nañ ko lii xew occasion la pour ñu soññaat état ngeen jëli matuwaay ci désordre ak anarchie bi am ci réseaux sociaux yi ndax les Sénégalais sont ignorants par moi des dangers de la violation d'autrui. Ils sont ignorants de ça. ndax ku nekk da nga am droit à la protection de ton image ñu bari xamuñu ko ku nekk da nga am droit n'est-ce pas am sa sutura waaye ñoom dañuy def lu leen neex alors ñu ne ko nag dañu bëggoon nga dooleel ñaari structure kenn ki mooy jàmbaar jigéen la waaye jàmbaaru góor la muy Florence Mendy commissaire Florence Mendy bi jiite la brigade des mœurs nga xam ne mu ngi xar tànku tubéyam guddi ak bëccëg pour lutter contre la violence faite aux femmes et pour la protection des enfants bonne volonté rek la koy defee waaye moyen mi manqué na nee nañ ko na nga dooleel itam Awa Ndiaye bi yore CDP bi la structure de l'État bi nga xam ne moom mooy lutter contre la violation du droit à l'image et pour la protection des données alors nee nañ ko ñaari kuréel yooyu na nga leen dooleel comme ça ñoom à leur tour ñuy mën di am des émissions dans les télévisions publiques et privées di informer Sénégalais yi sur les nouvelles réalités des nouvelles technologies de l'information et de la communication alors anarchie bi am yëpp nag ignorance moo ko waral ak ñàkk xam lan mooy seeni droit ak seeni àq ak ñàkk xam lan mooy àq ak yelleefu keneen voilà loolu daal la ñu def ci déclaration bi yónnee nañ ko dans toute la presse xam naa boo leen duggee ci Google ngeen tàppe ko di ngeen ko gis ba yónnee nañ ko tam Macky Sall gannaaw ba ñu waxee la ñu lay laaj moment yi ñu toll ñi jëf-jëf ju ñaaw jooju moment yi buur teg na ci ñoom loxo wala tegul ci ñoom loxo ak ñi def loolu ndax identifié nañ ñoom ñëpp xam nañ ñan lañ wala waa xam nga ñoom bi ñu defee seen caay-caay ba mu jur un terrible tollé qui a secoué les réseaux sociaux ñoom dañu mujj tiit daal di daw nag di dugg ci plateforme yu bari yoo xam ne ñoom ñoo fa posté woon vidéo bi di effacer vidéo bi waaye fekk na ñun Jamra comme que yàgg nañu di dund yu mel ni suñu informaticiens yi jot nañoo def xarañteef ba jotoon nañu télécharger vidéo bi sur notre disque dur alors ci laa ko jël nag comme que ñu ci bari ci force de sécurité yi am naa seen WhatsApp ci laa ko jël yónnee ko le patron de tous les commissariats de Dakar mu di El Hadj Cheikh Dramé le patron du commissariat central yónnee na vidéo bi au commissaire Bara Diakhaté bu sûreté urbaine yónnee ko tamit soxna comment dirais-je Florence Mendy commissaire de la brigade des mœurs alors ñoom ñëpp ba ñu ko jotee il n'avait plus de recherche à faire waaye fekkoon na Jamra jël les devants ba yónnee leen ko alors nous avons été agréablement surpris ci booru timis kenn ci kilifa yooyu wooma waaw ne ma jàpp nañ leen ma ne ko alhamdulilah comme ça dana wàññi naqaru way juri ma ne ko mbaa jàpp ngeen ñëpp mu ne ma mbaa jàpp ngeen ñëpp mu ne ma jàpp nañ ci ñaar ñu ngi fii derrière les grilles de la police de Dieuppeul ci kaw loolu ñaari xale yu góor yi comme dañ ne ñaar lañ ci jàpp pour le moment ndax yow noo jàngatee en tant que jigéen ñu koy def loolu ba pare jigéen taxaw
di nangu ñuy vidéo loolu yow en tant que membre Jamra yow nan nga sentiré loolu ban gis-gis nga ci am daal. wax am na sax démb ci Facebook benn live buñ ma invité woon si jàppante ak benn jigéen ndax moom dafa jël kàddu ne waaw yéen waa Jamra yéen a ngi naqarlu di jàmbat li ñuy def ndaw si waaye lan ndaw si def ba ñu def ko la ñu ko def loolu dégguma ngeen wax ko ma ne ko soxna si nii nga waxee bu doon góor ndax ñun góor yi du ñëpp nag waaye li ci ëpp ay dañu waw xol su doon góor moo waxee nii nga waxee ma mën ko comprendre waaye jigéen bi nga xam ne yàlla dafa leen a mooñ ci dégg nga ci ngelawu yërmande te ngay jigéen comme ndaw si te nga waroon a sentir li ñu ko def nu mu mettee yow ngay wax lii vraiment décevoir nga ma ne ko nag pour tontu la di def débat ci mbirum càcc loolu li tubaab di wax enfoncer une porte ouverte moom nga def parce que kooku débat amu fa personne ne peut cautionner le vol qui est condamné par le code pénal et sanctionné par les juridictions correctionnelles y a pas de débat là-bas waaye dama ne ndaw si bu sàccoon 1 milliard sax amuñu droit xotti war maam dal di piétiner sa dignité de femme filmer ay cëram humilier ko jàllale filmer ci réseaux sociaux yi amul kenn ku yoon may boobu sañ-sañ même bu dee nit ki dafa sàcc ci yow 1 milliard ma ne ko rawatina du seetaan nga vidéo bi mu ne waaw ma ne ko ñoom nee nañ dafa sàcc wax ma fan nga déggee rek parce que ñoom wax nañ ñu bari fan nga déggee ñu ne lii la sàcc mu ne waaw loolu day dégguñu ko ma ne ñemewuñu ko wax parce que nit boo nee dafa sàcc da ngay naan lii la ñuy nangu ci moom loolu la sàcc ma ne ko à part loolu mu sol mel ni robe la xaw ma te doon ko essayer xam nga boo bëggee jënd dara da ngay essayer te defe naa ku bëgg a sàcc doo taxaw devant le commerçant sol mbubu bi di ko essayer parce que dana la gis ma ne ko à part loolu mu sol te eggul alors doo dégg fenn ñoom ñu ne lii la sàcc ma ne ko deuxièmement sol bu baax jotu ko sax sol bu baax ma ne ko deuxièmement ma ne ko boo amee seetlu ki nga xam ne moo féete droite à un moment dafa jékki-jékki buddi jaaru nopp ndox jékki-jékki buddi ceen ka nekk gauche naan ko non delloo ko ñun soxlaa lu ñu ko dara ma ne ko kon loolu firnde la bu wane ne takkaay yooyu moo ko moom ma ne ko kon nag lan la ndaw si def ma ne ko foofu la débat bi ne ma ne ko daal wax ji mooy dafa tomber sur des maniaques sexuels des pervers yu daal di profiter de son état de faiblesse mentale pour assouvir leur fantasme. loolu mooy ci kaw kàddu yooyu sax ci kaw kàddu yooyu da ngay dégg sax ñoom góor ñi lii ñu ngi répété wax joo xam ne ak ni nga jekkee ñu koy répété. waaw ko waxaat di ko waxaat ni nga jekkee def sax. wax ko tamit kàddu gu bon nga xam ne benn jigéen waroo ko wax nga dem sax. baal leen ma ci kàddu yi nga dem cagatu sax moo gën ngay def lii ba pare ak ni nga jekkee di nga xam ne instant yooyu ñaar ñu góor ñoo ñu nekk ñu ndax ku tiim nit. ba pare di basé wu ci comme ñooñu. ndax kenn ki bi muy yëkkatee yére bi pour génne cër yi dafa am ku delloowaat muuraat ki leen xale bu góor bi dafa muuraat cër yi. ma ne ko dafa muuraat cër yi ngay xam kenn ki moom am na fu mu tolloon foo xam te ne nii bu fa kenn nekkul woon moom xam naa ne maar de dina yegg ci kaw waaw. mais parce que la preuve boo leen amee tuuti seetlu ci seen dialogue ñoom ñaar am na moment kenn ki naan ko mbaa bi nga tëddee ci kaw caméra bi jëlu ko. waaw loolu dégg naa ko. xam nga loolu ñoom dañu rëccale wax ko. kon ça veut dire que vidéo bi am na luñ ci dindi. am na lu ci manqué moo tax nag ñun ñu wóolu nañu la brigade de la sûreté urbaine en partenariat avec la brigade de cybercriminalité pour ñu fexe ba jot l'intégralité de la vidéo parce que loolu la ñu balancé dans les réseaux sociaux waaye ndaw si la ñu ko def saay ak yàlla rek ko xam parce que àndul woon ak sago
boo xoolee loolu nag dama la cee bëgg a def benn laaj comme que moom ànd la woonu sagoom te tolloon na benn moment boo xam ne comme niñ koy waxee fi Italie capace di volere intendere toll na moment boo xam ne xamul lu baax xamul lu bon xamul fu mu nekk visite yi tamit boo leen def visite médicale nañ ko defal visite boo xam ne naka sexuel defal visite xool ndax ku xam ba xam ñun yegg nañ ci kawam déet. si parce que looloo tax vidéo yi ñoom dinañ xool ñoom ci ndax dinañ am vidéo yi nga xamante ni lépp mën nañ am intégralité bi yëpp loolu la wax parce que ñoom bu ñu xamee loolu peut-être dinañ àgg ci li nga bëgg li question bi nga laaj nii waaw li mu laaj lu jaadu la ndax xam nga police man ak ñi ma àndal Amnesty ak AGS bëgguñu woon pank gu toll ni demander bien que yoon may nañu ko pour di exiger un examen gynécologique waaye am na kilifa gu ma wax ci police bi ne bokk na ci seen instruction yi ñu jot ci wàllu enquête bi dafay war loolu tax nag mu ngoog comme ça nag yooyu yëpp ñoom dinañ ko xool parce que ndaw si comme ni leen ko waxee parce que comme ñoom ñi ngi du moment que ñu ngi wax ni yéegoon na ci moom vidéo yi wanewuñu ko ci kon loolu amoon na peut-être ñoom dañ ko effacer te nit ñi seetaan loolu yëpp mën na ne voilà moo tax nag ñoom dañoo tàggoog seen sago ndax tamit tiim jigéen di am yenn apprécié nga koy def ci jigéen di ko xool di répéter yenn mots yi nga ko koy wax 1 2 3 ba 4 fois nga ko koy wax xam nga ni instant yooyu ñoom ndax boo xoolee vidéo bi sax am na ay moment yoo xam ne ki doon laal cëram yi dafa tourner sax di ree di ko làmbaale ñoom ca propre acte sexuel bu metti lañ def xale bu jigéen lu metti na waaw loolu yëpp sax sori na yow nee nga da nga jàpp sàcc yeew nga ko ligoté ko ana lu ci war a tegu lu dul yóbbu ko police déedéet xam nga kon ñoom leneen moo leen taxoon a jóg bu dee jàpp sàcc rek man acte boobu dama ko ñaawlu parce que yaakaar naa ni police wala gendarmerie war nañu autorité yi nga xam te ne ñoo gën a compétente ci dëkk ba war nañu mën a jël seen régler genre problème yu mel noonu pas sans pour autant que ñoom ñu jël nit ki yeew ko ba mu dëgër ci tànk yi koo xamante ni yow yaa ngi wax ak moom mu génnewul benn parole déjà rek ñoom foofu waroon nañoo seen xel waroon na leen a yee tuuti ñu jéem a xool ndax nit ku normal la wala du nit ku normal parce que du moment que yow en tant que nit nga yeew ko rek loolu man loolu laa gën a ñaawlu balaa ñuy àgg ci loolu parce que dañ koy yeew bu mënul yëngatu ci tànk yi waaw ci loolu Anna ndax nit sax dafa am ñun dañoo am 3 sentiments yoo xam ne bu nit bu ragalee day yuuxu bu jaaxlee day yuuxu bu amee lu ko naqari day yuuxu kundi takk boobu ñu ko takk rek te amul benn réaction rek nga war a xam ne deful benn test kee dërewul ay yuutoo waxul kenn mu dimbali ko bu tekki leen ma wala mu yuuxu ne bàyyi leen li ngeen may def xam nga ni moment yooyu kon xam nga ni nit kooku moom am na lu nekk ci moom waaw effectivement waaw wala effectivement ñun dund nañ yu bari yu mel noonu ci suñu askan xam nga lébu yi dafa yu mel ni dafa bari ci wàllu rap voilà mais ndaw si boo ko gisee xoolin bi elle avait un regard vide donc elle était physiquement présente mais mentalement moom xel mi nekkatu fi te ay réaction rek wane nañ ko alors léegi boo gisee ñun ci suñu déclaration ñu wax état bi ne ko lii dal soxna si occasion la pour ñu soññaat leen ci mbir mu am solo mu di dafa am une fâcheuse tendance au Sénégal au règlement de compte ak à la justice populaire loolu mën na taal réew parce que dañu nekk dans un état de droit nit ki luñ la mën di def ak luñ la tooñ ak lu mu lay naqari personne n'a le droit de se faire justice soi-même ndax loolu dem na ba jur dans certains quartiers li ñuy wax des brigades d'autodéfense dem na ba jur justice populaire nit ñi di fajal seen bopp fii ci kër Mbay Fall am na kuñ fa jàppoon nee nañ da doon jaay drogue waaye dañ ko dóor ay xeer parce que dafa am benn jàkk bu nekk à côté gars yi dañu daw dugg ci jàkk ji fop xeer yooyu ñuy tiimee xeeru géej yooyu moom lañ ko dóor rey ko comme kañe justice populaire bërkaat yi dem ba yaa 10 jours am na benn mbër bu siiw Eumeu Sène pour ne pas le nommer kooku tamit ay jege ñaalem jàpp un jeune de rien du tout qui a à peine 25 dóor ko dóor ba mu dese de guy sous prétexte que dañ ko soupçonné ne dafa bëggoon sàcc katu mbër mi kooku tam justice populaire la
am na ñaari borom saret yu doon histoire ci banlieue seen dënn tàng kenn ki jël paaka jam ko ci dënn il s'est vidé de son sang ba dee yooyu tamit fajal sa bopp la yooyu bu ci état bi jugul dafa bëri si Sénégal état bi day seetaan man dama jàpp ni man day seetaan parce que am na loo xamante ni nit ñi dañuy fajal seen bopp toujours da ngay dégg teel rek ni damm na parce que da ngay gis ku sàcc sax yow duñu jéem a xool lan moo tax mu sàcc wala ñu gis benn attroupement fee da ngay gis ku jógee xiire fee rek bokk ci xeex bi te du laajte lan moo xew wala lan moo lii day ñëw bokk te loolu mooy c'est pas normal loolu moo lu normal parce que defe naa ne yow soo fekkee dara xew li ngay njëkk a def mooy nga laajte wala nga woo les autorités policiers yi wala gendarme yi wala nga woo koo xamante ne nii dina mën a lijjanti loolu sans pour autant que affaire violence di ci am sénégalais moo tàmm violence balaa dara di xew ba pare day doog après muy doog a regretter day def ba pare loolu nag ñaanuñu ko yàlla waaye état bi bu continuer di sàggan loolu mu di cette tendance à la justice populaire cette tendance à la vindicte populaire ak di fajal sa bopp avec les justices de quartier. mais loolu bëri na ba pare léegi ñëpp ku ne da ngay fajal sa bopp. ku ne da ngay fajal sa bopp. waaye nag bu ñu deful attention loolu nan ngeen ko jàngatee bu fekkee yéen état yéen a ngi gis ni ku jug rek fajal sa bopp ku jug fajal sa bopp yéen porteur de voix ngeen wax rek ngeen mën wala ngeen def ni des fois nit ñi dina faju des fois du faju loolu ak état di ci dox yéen ngeen ciy dox ndax loolu dina nekk loo xam te ne continuité dina ci am man loolu mooy sama problème ndax dina am continuité. waaw moo tax yooyu bi événement xale bi amee ak niñ ko def te àdduna yëpp ñaawlu ko. xotti suturaam toroxal ko en tant que jigéen ba pare filmer ko tasaare ko alors ñun profité nañ ci yónni au président Macky Sall un document boo xam ne dañ ko ci junjal li doon xew Nigéria te nii la tàmbale c'est-à-dire nit ñi di fajal seen bopp alors ñu nettali ko dëkk bu am justice populaire bu commencé nii rek du jëm day dem mooy dem bay indi genre sax guerre civile yu ndaw diggante ay ethnie ay xeet yu di ba nga xam ne ay guerre lay indi ndax nit dafa war a xam ne lu xew rek am na keneen ku ko mën a faj fu dul yow ndax ñun duñ ay juge duñu ay avocat nit am na droit am bu sàccee bu defee lu bon bu violé nit am na droit am yow doo nit koo xam ne yaay taxaw di ko juger benn nit simple nit du juger beneen nit ak lépp lu mënti def loolu lañu war a dugal ci boppu sénégalais yi loolu lañu war a def ndax xale ndaw yi ñuy rey ci mbedd yi sàcc ak ñàkk sàcc yooyu doo xeer ba loolu ban dëkk la am ci àdduna ñu koy seetaan bu ñu deful attention nag mu ngoog parce que bi mu commencé tasaaroo foofu ca Nigéria fi état bi jógee nag jël ci ay matuwaay teg ci ay daan yu tar mooy dafa am ñaari homme d'affaires ay opérateur économique kenn ki gagné benn marché boo xam ne keneen ka ca topp dafa jàpp ne dañ ko favoriser mu daal di ko enal nga kooku c'est dañu am un problème personnel ça n'a rien à voir ak loo xam ne dafa itteel askan wi waaye kooku dafa profiter ci tendance ba amoon Nigéria ci di justice populaire yi ak sàcc yi ñu daan dóor ci marché yi ba ñu dee daf ci profiter am ñu lalal ndëgg sërëx wu jëm ci wàllu koom koj ko ci benn bopp koñ dóor ko ay barre de fer jam ko paaka ba pare di yuuxu ñoom ñëpp nag naan sàcce ba waaja noonu la ñàkkee bakkanam ñu yóbbu ko jagat yóbbu morgue ba ña ko def dara fekku leen ci parce que dañu jàpp ne mooy liy faral di am rek ci marché yi sàcc bu ñu bett rek rey ko alors loolu mooy danger bi c'est-à-dire justice populaire yi di tàmbali day dem bay jur ay règlement de compte te règlement de compte nag mën na egg fu moo tax na ñun ñi ngi ñaan président Macky Sall lii xew temps yi borom saret ba lee ñu jàmpaaka ci dënn mu dee ba te wàllu fajal sa bopp rek la ak ëmm seen gàngooram yi jàpp xale bi dóor ko ba mu dee comme kañ te yooyu yëpp ci fajal sa bopp la ak saay-saay yi nga xam ne tuumaal nañu ndaw si lu mu deful ne ko sàcc nga yeew ko ligoté ko yóbbu ko di abuser si moom xotti ay ormaam ba pare toroxal ko loolu yëpp ci wàllu jéem a fajal sa bopp la laxas ci leneen lu ci bokkul ñu ngi profiter ci seen antenne bi di yeesalaat président Macky Sall na ci jël rapidement ay matuwaay ndax bu ko deful dana dem ba ëpp ay loxoom te su boobaa pour freiner cette spirale de violence ce sera très difficile c'est trop tard ce n'est pas encore trop tard nag
parce que police bi ñu xarañ a ngi fi ñun Jamra on travaille en étroite collaboration avec la police surtout ci wàllu trafiquant de drogue yi ay ñu xarañ ñu am jom cité naa sànq seen naataango jigéen boobu commissaire Florence Mendy moo yore brigade des mœurs waaye daf ci wane xarañteef ci wàllu protection de la femme et des enfants boo xam ne ça dépasse les moyens modestes yi nga xam ne jox nañ ko kon na état bi dooleel structure yu mel noonu na état bi dooleel structure yu mel ni bi soxna Awa Ndiaye yor mu di CDP di yore la protection des données ñooñu buñ leen joxe doole dana tax ñuy mën di def ay communication dans les médias di informer nit ñi sur les dangers de vouloir se faire justice soi-même et sur les dangers de la violation du droit de la violation de la propriété privée de l'image parce que ndaw si moom image am mais dañu fab image am jàllale ko ci réseaux sociaux yi sans son contentement boole ci ay attouchement ki ay yu bon ak ay wax yu ñaaw ci réseaux sociaux yi ignorance moo ko waral ignorance rek la si dañu xamul rek xamuñu lan mooy droit di nit xamuñu ci dara parce que l'état ne communique pas parce que l'état ne communique pas foofu laa la bëgg a laajee ndax xam nga tamit comme ni moment bi ñu toll réseaux sociaux yi comme ñun niñ ko xamee fii ak ni ñu koy utiliser bokk la africain bi nekk Afrique ni ñu koy utiliser ndax ñooñu dafa jékki-jékki rek ñëw 5 ans yi passé rek bombardé fa nii kundi matuwaay giñ ci war a jug ak utiliser giñ ko war a utiliser ñoom sax foo xamuñu nañ lañ ko ndax arme bu gën a fort arme comme réseaux sociaux yi amul benn moo lépp looy gis moo gën a fort ndax 3 secondes la ngay def leen dara mu wër àdduna day wër àdduna kundi dañoo war a yee nit ñi xam ni lu bon lépp loo leen ci def dugal ko ci day law te doo leen ci mënati dara kundi balaa nga cee def nit dara balaa nga cee wax dara na nekk lu wóor lu juste ñu jéem ko dugal suñu bopp doom yi ak xale yi nekk foofu jeunesse bi aji doguma la ci loolu ngay wax dama ciy wax balaa maam di ñu tontu ci loolu parce que damay gis tamit man en général en tant que ñun sénégalais ci réseaux sociaux yi ci la ñuy xuloowee ci la ñuy xeexee suñu soxla ci lañ koy waxee lépp lu ñu naqari ci biir lañ koy defantee yow loolu ban jàngat nga ci am en tant que njiitu Jamra yow ban jàngat nga ci am pour nga mën ñu cee leeral tuuti en tant que ñun ñu jéem a xam lan moo indi réseaux sociaux ndax nit ñi dañ koo def pour loo xamante ni lu utile la wala loo xamante ni nii yow tantôt yow dara du la ci intéressé li la ci soxal daal nga bëgg ko xam wala nga bëgg ko def da nga koy def xooloo ci yow à l'avenir yow xooloo loolu man ma lay laaj loolu nan nga ko jàngatee. xam nga mbiru réseaux sociaux dafa ñëw dal ci suñu kaw en tant que askanu Sénégal te fekkuñu ñu nekk ci maturité bu ko mën a dékku alors manque de maturité boobu moo waral dérive yi ngeen di gis te dérive yi nag ñëpp la de amul tout tànk yi amul les personnes âgées barka démb le parti au pouvoir xamante ndëmb bu ñaaw bi fi am ak i dagg yi saaga ndey fan lañ ko defee du ci réseaux sociaux yi ba pare ñu réseaux sociaux yi la waaye ka saaga nee na yaa xam mbay la doon saaga ça veut dire que daf ko saaga en privé ñu génn yoon ay audio saaga ci WhatsApp am personnel lu tax mu am ampleur bi nag te kooku enquête bi dana ko leeral mooy dañ ko extraire ci contexte ba saagay amee daal di ko balancer ci WhatsApp balancer ko ci YouTube balancer ko ci Instagram mu daal di tasaaroo donc dañuy yàpp xale yi rek waaye mag ñi ci seen bopp ñu ngi def ay dérives yu garaaw ci wàllu réseaux sociaux yi te ñooñu ma tudd léegi ñoo waroon joxe le bon exemple parce que sénégalais ñoo leen fal te tubaab dafay faral di wax ne le bon exemple doit venir d'en haut waaw bu fekkee nit ki da nga ko fal mu war a jox xale yi ay exemple yu rafet exemple pour suba moom ci boppam daal jiite njombe yi kon xale yi fu ñu jëm ak fan la ñuy xoolati fan la ñuy amee ay référence moo tax Abdoulaye Wade daan wax naan moo tax am na président bi bu daan wax naan dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras
lépp na ci jot la lépp ci jot la parce que defe naa ni même ci wàllu tubaab bi nga gis ñoom li ñuy gën a def messageante la ñuy gën a def mais ñun lépp lu ñuy def rek ci téléphone ñun temps bi ñuy perdre ci téléphone kenn du ko perdre ci téléphone benn nit du ko perdre ci téléphone parce que dañoo am jot ñun dañoo am jot amuñu benn idée bu dul téléphone ñun suñu idée yëpp téléphone la te duñ ci def lu baax man looloo ma metti duñ ci def lu baax na nga baal ma loolu moom loolu maaleykum salaam waaw soxna Aji Pam maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar Bara Konaté fi ci rajo bi di nuyu sa naataango boobu di soxna Anna Gueye di nuyu le directeur bi nga xam ne actuellement nii moo nekk en studio di nuyu nag nuyu boo xam ne dama koy beral spécialement suñu invité bi nga xam ne tey jii dañ ko invité mu nekk monsieur Mame Matar Gueye bi nekk Jamra ci événement bi nga xam ne tey jii amoon na fi Sénégal te ñoom ñi nekk ci liggéey boo xam ne moom mooy dañuy xeex lépp loo xam ne ak yelleef doomu aadama la sëñ Moustapha Gueye maa ngi lay nuyu maa ngi tudd Bara Konaté nekk di liggéey ci rajo bi. waaw jërëjëf sëñ Bara. waaw maa ngi lay nuyu. sa tur yi daf may fàttali. jëmm ju tedd ji nga xam ne moo toogoon sa jal ba foofu ca diwaanu si Amadou Bamba di sëñ Bara Mbacké. alors sëñ Bara waaw sëñ Bara nag suñu partenaire la woon. sëñ Bara jàppale na Jamra ci domaine yu bari maanaam li ngeen liggéey ci Sénégal la te bëri waaw alors xam ne vraiment dafa mel ne ñoom miinuñu ko bu baax ndax tey jii tam li ngeen liggéey bi ngeen liggéey dafa mel ne Sénégal ba tey maanaam jëmm ji ak xamuñu ko te loolu mi ngi commencé sax maanaam ci état bi nga xam ne tey jii moom moo ŋànk li nga xam ne tey jii moom mooy le Sénégal ndax jàpp naa ne liggéey bu mel nii ngeen di liggéey moom mooy di xeex ak yelleef doomu aadama ba tey société civile bi xamuñu ko baax a baax dafa mel ne comme syndicaliste yi aussi seen taxawaay Sénégal aussi ak taxawaay bi ñu war a am ci Sénégal ba tey Sénégal xamuñu ko bu baax les assistants sociaux yi ñuy assister les personnes aussi dafa mel ni yooyu maanaam état bi inculque directement ci la société pour ñu xam ko bu baax te loolu man dafa amoon rek lu ma la ci laaj moom mooy est-ce que ñun Sénégal maanaam ci tax nga xam ne dañ koo taxawaat ci wàllu éducation moom mooy li nga xam ne tubaab bi moo ñu ko jàngal ak li nga xam ne tey jii maanaam ci biir lañ ko daan jàngee ndax sa waajur xool la rek nga xool ko ci bët xam li muy wax est-ce que loolu commencé wuñ di ko perte bu baax ci société bi nga xam ne Sénégal léegi dafa mel ne fu ne yaa fajal sa bopp say soxla. moom kay la ñu perte sax ëpp na loolu ndax barkaati démb rek maa ngi waxtaan ak benn kilifa aada kilifa la ci collectivité Lébu dafa nekk benn jaraaf ci benn gox bu siiw fii ci Dakar mu ne ma jarbaat ma ne ko mu ne xam nga ñun sa suñu temps yàkkamtiwuñu lu bu ñu reeree ba noppi rek jël suñu basang daal di daw lal ko ci taatu garabu benteñe bi di xaar suñu maam ñëw alors mu ñëw di ñu nettali les contes et légendes de Birago Diop ku mu am ndey ku mu amul ndey les histoires de Lëg la Lièvre ak yeneen yoo xam ne doo yàkkamti mu gaaw a jeex saa wu jeexee bu muy demee tëddi yaa ngi yóbbuwaale li ñi la wax te yi ëpp na dafa am ay message yu fort sur le plan sur le plan moral ak sur le plan comportemental yoo xam ne xale yi dañ si daan jële jom daan si jële ay jàngat daa di ne lii kat baaxul trahison baaxul fecci coloré baaxul kon loolu la ñu suñu maam yi daan nettali loolu la suñu yaay yi daan nettali diñu ci yar ñu di ci màgg mais malheureusement di nouvelle technologie yi ñëwee tax na wayjur dootul wax ak doom dootul wax ak baayam léeg-léeg jëkkër ak jabar sax duñu waxante keroog laa gis benn sketch boo xam ne ñoom waxtu reer jot ñu toog autour de la table di xaar seen surga bi indi reer bi waaye en attendant surga bi ñëw ku nekkaa ngi sëgg ci say smartphone di pianoté ku ne sëgg reer bi ñëw ñu reer ba noppi ba ñu pare ku nekk jëlaat sa téléphone di tàppe ba du nga duggee sa chambre dem tëdd waxante amatul dans une famille les gens ne se parlent plus ñi ci gën a loru nag mooy tuutànk yi parce que waxtaan yi mag ñi daan wax ak ñoom moo leen daan orienté di leen guider ñu mën di yeewu ci fu ñu war a teg seen tànk ak fu ñu warul teg seen tànk ci àdduna bu lëmbe bi xale yi amatuñu boobu chance dañ leen abandonné à eux-mêmes dañ leen bàyyi ci seen sago te xam nga xale boo ko bàyyee ci sagoom rek
li ko xelam may rek loolu lay def soo ko bàyyee ci sagoom comme que amatul royukaay day dem di xool lay am bitim réew mu di leen roy gis nga scandale bi am yaa 3 mois fii ci Almadi xale jigéen ndaw yi ci bakkanam ndax affaire cocaïne ñu di ko waxee jiit da caam te ay procureur def ci liggéey bu am solo ndax jàpp na plus de 10 personnes ñëpp di ay doomu ñooñu ñuy faral les fils d'eux et les filles d'eux muy baat bu ma yàgg na xarlu parce que dëkk bi fils d'eux amu fi fille d'eux amu fi ñëpp a yem ci devant la loi jàpp na ñoom ñëpp ñu ngi fii ci prison bi en attendant. mais est-ce que loolu dina mujj fenn. jàpp nga ne dina mujj fenn. xam nga ka doon siif Binta Camara si Tambacounda le 18 mai 2019. waaw sëñ Bara comme que ñu libéré la balaa ñu lay ci ligne bi comme jërëjëf sëñ Bara du dañu doon wax ne du mujj fenn ana waaja atte nañ ko barke démb cour d'assises infligé ko peine à perpétuité loolu am na fu mujj ñii tamit Jamra ngi alerté depuis le début nee nañ procureur bul nangu benn pression na nga topp dossier bi jusqu'au bout parce que dëkk day am loi dëkk day am autorité effectivement pour loi ak autorité amul ñun baadoole yi ñun père de famille ak mère de famille ñoo ci loru ndax samba boy yi dañuy am doole di ñëw di dal ci kaw les honnêtes citoyens voilà loolu tax nag loolu nga junj léegi dana mujj fenn procureur dana def liggéeyam ni procureur defee liggéeyam ci saay-saay boobu faat Binta Camara ndax daf ko doon bëgg a violer mu résister jaay ko bakkanam ba waaji amul li mu bëgg ndaw si dee ci loxoom fa mu mujjee dégg nañ ko le verdict est tombé tëj nañ ko réclusion criminelle à perpétuité ka jàpp chauffeuru taxi bi ci ay daje ci benn station sel bii ci route aéroport bu Yoff nga doon gaare chauffeur taxi bi tourné xoos bu ñàkk fayda nga saaga ko ndey chauffeur bi delloo la saaga bi nga génn tijji sa boîte à gants génn ci benn pistolet waaxu ñu ne kii lu muy def nii dana ko def ak du ko def ak rek mu tiim waa ji tëgg ko bal ci bopp Ibrahima Samb 30 ans nga xam ne joxe woon na warugar ba noppi waroon takk jabar dans la semaine noonu la ñàkk ba kanam mais est-ce que loolu yow wax ne du mujj fenn du dem doon wax ne du mujj fenn waa ji jàpp nañ ko léegi jugé nañ ko tey le procureur a demandé la perpétuité léegi ñu ngi ci werante perpétuité wala 20 ans kon nag ñu ngi justice bi na continuer ci loolu amul doomu borom barke amul doomu baadoola nañu teg ñëpp sur un pied d'égalité buñ ko deful Sénégal li fi mujj am mooy li ñuy wax la loi de la jungle ku ëpp sa morom doole dóor te yàlla nañu yàlla musal ci loolu waaw jërëjëf sëñ Mame Makhtar kon maa ngi leen di bàyyi ngeen continuer kii bi loolu laa waxoon naa dugg rek contribuer ci laaj ko di rafet lu baax encore une fois vraiment émission bi am na solo trop te maa ngi lay birndeel nañu bëri aussi ñu ngi ci di ko déglu bu baax a baax jërëjëf kookan la sëñ Bara waaw man la waaw yow de loo wax noonu la ndax yow dañ la indil addiya ndax si sa barke turandoo bu baax bi jërëjëf yàlla barkeel mën naa tàggatoo de waaw xaar ñu jox la sëñ Ousmane bu dee am na benn laaj Ousmane dégg damaa jum Ousmane waaw maa ngi jaar mais naa leen bàyyi parce que man déglu bi moo dàq parce que émission bi dafa am solo bëgguma déranger parce que à distance la moo tax non boo amee laaj boo ko laaj waaw léegi man am naa benn laaj bu ma ko war a laaj Mame Makhtar waaw demal ma demande la benn question comment on fait pour être membre de Jamra comme ñun en tant que jigéen ñun fii ci dëkk bi ma dëkk dañ fi am benn groupe bu tudd Jéegu Fayensa bëgg lu baax tey jii ñun dañuy xeex loolu comme vidéo boobu bañ ko dugalee suñu groupe bi gis nañ ñu bëri rafetluwuñu ko ñuy jéem a xeex ci loolu tey jii bu ñu jugoon ñun en tant que jigéen ñi dañuy bokk ci loolu pour xeex li ngeen di xeex ñun loolu nan la ñuy def pour dugg ci xam nga ñun ba ñuy sos Jamra di jóg di wër di tàggu kilifa diine yi dañ bi ginnaaw bi ñu defee Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye ba mujjee ci Laayeen yi jamono boobu xalifa bu ñuy wax Baye Seydi Thiaw Laay moo toogoon si jal bi dafa am baat bu am solo bu mu ñu wax ba léegi ñun dañ ko fas téere dafa ne mag ñu baax ñi nee nañ lu tey dama ko dàq ñun nag loolu mooy suñu devise
moo tax ñun Jamra jàpp nañu ne fu ñu mënee am au niveau de nos compatriotes góor wala jigéen une main supplémentaire buy ñëw dugal loxoom ci liggéey dañ lay accueillir les bras ouverts ndax lii ñuy xeex ñun ñëpp la soxal lii ñuy xeex te yàq jikko yi tey yàq xale yi ak di toroxal jigéen ñun ñëpp la itteel alors moo tax nag vous êtes les bienvenus dugg Jamra nag chaque fois que ma expliquer nit ñi les conditions ay réer lañ may def conditions yi lañ bëggoon xam ma ne leen dugg Jamra pour adhérer à Jamra amul verser droit d'adhésion Jamra amul verser cotisation Jamra amul jënd carte Jamra daal dañu am benn groupe WhatsApp boo xam ne ñun ñu ngi ko tuddee penc mi mooy suñu penc ndax xam nga suñu maam yi bu ñu daan discuter du sort du village wala réeru diggante dañ daan def sa taatu garabu benn ñi ba penc mi lañ daan toog alors ñun itam sax ku bëgg a dugg Jamra da ngay joxe sa numéro ñu dugal la ci groupe bi rek bokk nga Jamra foofu la ñuy jëlee décision pour am numéro boobu nan la ñuy def maa ngi moom dinaa alors foofu la ñuy jëlee man moom damay adhéré damay bokk parce que damaa bëgg di déglu lool parce que man xeex boobu yow bu ko defee yow boo ñëwee ba dugg dama lay booleeg la présidente des femmes muy maam Fama Diaw te toogal ñu foofu ca Tivaouane voilà ngeen mën di bokk di ko xelal ci action humanitaire yi muy def di ko jëmale si talibé yi ak handicapé yi ndax moom moo ñu féete ci wàll woowu alors kon groupe WhatsApp bi boo ci xasee ba dugg léegi jeex na da ngay bokk boo bokkee nag fu ñuy jël décision foofu lañ koy jëlee ndax ñu dañuy liggéey dans la transparence parce que ba ñu waree def benn marche pour dénoncer le détournement des indemnisations des 93 veuves de la guerre du Golfe décision bi ci groupe WhatsApp bi lañ ko jëlee gars yi foog communiqué bi wasaare ko moo tax keroog marche bi bañ ko defee préfet jox ñu autorisation ñu nekk fii Europe bu fekkee ay marche ak yooyu xam nga ñun duñ ko mën def mën nañu bokk waaw mën nañu joxe suñu avis mën nañu joxe suñu voilà mën ngeen joxe seen xalaat deuxièmement bi ma Seydina Oumar Ba le président du collectif pour le rapatriement des défunts du Covid-19 à l'étranger bi ma bindee lettre ne dafa comme que Macky Sall lànk na ne kenn du rapatrier néew yi dañu bëggoon Jamra yëkkati ci kàddoom waaw ma ne ko da nga may bind ndax ñun dañu am groupe WhatsApp boo xam ne day fonctionner démocratiquement fa la ñuy jëlee décision yi kon nag foofu kàddu Makhtar Gueye kenn du ko imposer kenn lu ñuy débattre la ñoom buñ ma ne mandaté nañ la ma daal di ñëw jàpp ci liggéey bi buñ ma ne taxawal ma taxaw mu daal di bind lettre bi ma yóbbu ko ci groupe WhatsApp bi ñëpp jàpp ci kontaan ci alors ma daal di ne Seydina Oumar Ba nag da nga may jox documentation parce que da ngeen may yónni ci kilifa te pour convaincre ko pour mu dellu ginnaaw alors ay document la laaj daal di ma jox le code général des collectivités territoriales françaises bi nga xam ne moo réglementé le rapatriement des corps étrangers alors ce document ba mu am des arguments yuy ramé à contre-courant des arguments de Amadou Ba le ministre des affaires étrangères parce que kooku la Macky Sall déglu woon ba Macky Sall jël une mauvaise décision parce que dañ ko gëmloo ne man dinaa jëndal néew yi ay bàmmeel ay bàmmeel waaw kon mën nañ leen suul à l'étranger or Europe kenn du fa jaay bàmmeel non parce que bu fekkoon dañ ko jaay France ngi nii comme exemple dañ lay fayeeku redevance xaw ma par bimestre la wala xaw ma trimestre waaye boo toogee 2-3 échéances fayuloo say mbokk fayuñu ci place ba nga occupé ci armeel ya dañu lay jox benn sommation alors bu sommation bi passé fayuloo ñu daal di procéder à l'exhumation du corps yóbbu ko ci four crématoire yi lakk ko jël doom bi def ko ci pot jox la ko ba pare place ba néew ba tëddoon ñu maasale ko loué ko keneen waaw noonu de lañ koy moo tax nag ma ne président Macky Sall vous avez été mal informé ay jaay armel amu fa alors loolu daal di ubbi xelam ma boole ci nag li ministre affaires étrangères wax ne que les corps des victimes du Covid-19 présentent un danger ñu wan ko document wu
le code général des collectivités territoriales bu France ci la ñu réglementé critères yi néew yi war a remplir pour être éligible au rapatriement. Premièrement, bu ñu koy sang ña koy sang dañuy sol tenue comme ñu nekk dans les salles d'urgence des salles de réanimation Covid-19. Deuxièmement, buñ ko sangee ba noppi dañ koy lëmës ci benn percale boo xam ne dañ ko imbibé dans un liquide antiseptique ba pare takk ko ba mu dëgër. Troisième sécurité ñu jël ko dugal ko comme ci lu mel ni sac de couchage fermé xëcc fermeture bi. Et quatrième sécurité dañuy obliger famille bi pour mu dem seeti benn société de pompe funèbre ñu jaay ko un cercueil spécial pour les personnes mortes d'une maladie contagieuse. Cercueil boobu dafa war a am deux caractéristiques. Benn dafa war a nekk en matière biodégradable. Deuxièmement, war a am benn système d'épuration d'air. Quand toutes les conditions sont remplies, autorité préfectorale bi ci lay doog autorisé ñu fab corps bi dugal ko ci cercueil bi. Balaa ñu koy dugal benn mbokkom bu ko jege mooy ñëw identifier ko ba confirmer ne diw moo tëdd ni te suñu mbokk la ñu doog ko dugal ci cercueil bi. Cercueil bi dañ koy tëj hermétiquement après kenn dootu ko mënati ubbi ci la autorité préfectorale bi di délivrer un certificat d'autorisation de rapatriement mortuaire. Loolu nag kayit googu bu ko parents yi téye ci la ñuy defee seen démarche ba d'accord avec le transporteur mortuaire. Corps bi nag bu xasee ba ne cëpp Sénégal amul levée du corps ak amul jaar morgue. Service d'hygiène mooy jëkk a ñëw pulvériser cercueil bi désinfecté ko. Deuxièmement, seul le corps des sapeurs-pompiers est habilité à transporter le corps. Troisièmement, su parents yi waxee ban bàmmeel la ñu bëgg ñu yóbbu ko moo xam armeelu Yoff armeelu Touba wala Tivaouane ba ñu ciblé armeel ba alors pompier bu fa yóbbee corps bi kenn amul droit suul ko ku dul waa Croix-Rouge ñoo koy suul maasale parents yi daal mën nañu dul tàllal seen loxo ñaanal ma ne président Macky Sall nag voilà les différents critères qu'il faut remplir pour corps bi suul mais Macky Sall dafa delluwaat télévision jël parole. Parce que dafa jëkkoon ne non ba pare diaspora bi porté ko plainte à cour suprême débouté leen waaye yàlla dimbali nañu ba ñu joxee tous ces documents au président Macky Sall argumenté ko à la télévision mu delluwaat télévision def déclaration mais comme que am na toutes les informations léegi levé nañu l'interdiction de rapatriement des défunts du Covid-19 moo tax léegi corps yi ñu ngi leen di indi di leen suul sans problème. waaw ñu ngi lay jaajëfal ci leeral boobu leer na naa ñi aji. xam nga lu tax ma joxe leeral boobu. sa soxna soosu nekk sa wet. moom dafa ne bu Jamra organiser marche du mën a ñëw. ma ne ko benn événement ñi ci affaire rapatriement corps yi. xam nga loolu yéen la concerné ndax yéen a nekk diaspora. waaw ñun la concerné waaw xam naa da ngeen ko yëgul woon. waaye am na waa diaspora yu bari yu ma ci jàppale ndax yónnee nañ ma ay documents yónnee nañ ma ay photos de cercueil. yu ñuy commercialisé dans voilà et cetera voilà bref combat bi ñun ñoo ko bokk adhéré Jamra amul benn contrainte dinaa leen jox groupe WhatsApp bi waaye nag pour ñu dugal la ci groupe WhatsApp bi numéro bi Aji Fall woowee ci nga may yónnee sa numéro WhatsApp ak sa tur bu ma ko jotee ma jox ko administrateur groupe WhatsApp bi mu dugal ko ci groupe WhatsApp bi rek ji léegi bokk na Jamra te boo ko ba bokk Jamra gis nga boo bokkee yow mi adhéré tey ak Makhtar Gueye bi adhéré woon depuis février 83 yéen a bokk benn ak benn yelleef kon kay ñëpp amee ma ne ko ñëpp ñu ci kàttanu borom bi na si ñëpp a jàpp rek ñu tabaxaat réew mi inshallah ma ne ko inshallah aji sa dernier mot xam naa bi léegi waaw comme que tàggantu waaw ñun moom ñu ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax ci sa taxawaay ci Sénégal ndax li ngay def tamit lu am solo la ndax nit ku soxla nit rek ak nit ku sonn wala nit koo xam ne dafa am violence gis kenn koo xam ne dina ko fompal ay rangoñam dina ko soutenir lépp lu mu soxla mu jël léppam ne ko mën naa laa dimbali ci avocat mën naa laa dimbali ci visite mën naa laa fayal li wax dëgg yàlla nit kooku moom
kenn war ko wax dara lu dul jërëjëf Jamra ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ak sénégalais yi ak ni ngeen taxaw sénégalais yi yow tonton ñu ngi lay remercier bu baax ci sa taxawaay ak problème bi ñu am dal suñu sœur bi ñu ngi la ci remercier bu baax gis nañ sa taxawaay gis na jéegu yëpp ñu ciy dox ñu ngi ñaan suñu sœur bi yàlla delloo ko mu nekkaat ak sagoom delloowaat ci liggéeyam ñu ngi naan ëllëg ci biir mën naa dem sax ba nekk président de la république ndax am na compétence yi jàng na te tamit mën na koo nekk ñu ngi koy ñaanal loolu bu baax waaw sama mag gi maa ngi ko koy ñaanal mu tane delluwaat ca lam delluwoon waaw ñu dem gis ko ca ministère mu dem ba nekk ca ministère ba bokk ak ñoom di gis ndax loolu rek ndax jàng na te mën na ko waaw ñun leen rek lañ mën a def lii nañ ko protéger vidéo yi ñu ñaan yàlla képp ku ko gis di ko nañ ko effacer nañ protéger ko jigéen ki daal léegi daal saluteem wér-gu-yaramam daal moom moo ñu gën a amal importance que li passé mi ngi ci loxo justice dina def liggéeyam teg na ñooñu loxo ñu ngi ñaan yàlla loolu bu mu amati Sénégal bu mu dalati benn jigéen te benn jigéen ñu ngi ñaan bu mu assister lu mel loolu di ko assister ñu koy def moroomu jigéenam maa ngi lay remercier bu baax tonton. waaw man maa ngi lay remercier waat balaa ñi may tàggoo ñuy génn ci ligne bi maa ngi lay remercier parce que liñ fi wax yëpp rafet na niñ koy waxatee tontu yi macha allah réponse yi tamit defe naa pertinente nag comme niñ la ko posé def jàpp naa ni lépp nekk na ci yoon ñi déglu tamit jàpp naa ni war nañu kontaan ñu ngi rafetlu lépp ndax. man moom damay dugg ndax man sama doom baay nga déjà dama amoon patience toog di la xaar man Guèye laa sant. jërëjëf looloo tax nga baax. jërëjëf sëñ bi non damay dugg man moom damay dugg damay adhéré tey su ma paree damay adhéré. jërëjëf incha allah am na sëñ Mactar. waaw man am na lu ma la bëggoon laaj parce que comme débat bi xam nga ñun ñëpp par téléphone la kii dafa nekk fee te suñ ko sorxo nit ñuy déglu duñ mën a déglu. j'avais pas mal de questions mais xale yi jigéen yi macha allah liñ atteindre nañ seen objectif mais li ma lay laaj rek mooy pour ñu tëj émission bi en tant que Jamra ma gis ngay xeex lu bëri suñu mbokk Modou yeeg Fatou yi nga xamante ni depuis 5 mois 6 mois ñi ngi kale Sénégal ñu ci bëri ñàkk nañ seen liggéey ñu ci bëri mënatuñoo ñëw ndax lan ay problème de vol li nga xam ay problème yi nga xam muy déplacement ngir ñibbisi ana lan moo ci seen taxawaay ndax métti na dem nañ ba amatuñu lu ñu yoree seen njaboot ñi ci bëri fii ci dëkk bi am nañ ay problème yoo xamante ni mënuñ koo lijjanti fii à temps réel man ma la doon laaj rek ci question boobu xam naa peut-être su émission bi yaatu woon dinañ ci gën a mën a waxtaan lan moo ciy taxawaay Jamra ak ban yan jéego nga ciy dox. waaw taxawaay boobu ci taxaw waa diaspora bi par rapport ak dommages collatéraux bu coronavirus bi tàmbali nañ ko avec la diaspora sénégalaise d'Espagne. seen porte-parole bi Pape Demba Sow dafa ñëwoon seet si ñu fii ci Jamra nee na dafa am beaucoup de ses collègues de la diaspora espagnole dañuy yëngatu dans l'informel ñoom dañu tàmm chaque début d'année dañuy ñëw Sénégal surtout ñi nga xam ne dañuy commercialiser des objets d'art dem avenue William Ponty enfin léegi Georges Pompidou la tudd seeti suñu mbokku lawbe yi jënd fa des objets d'art des ceintures en croco ay sacs en cuir ak yeneen bu ñu demee Espagne jaayaat ko ak ci yeneen pays européens yi alors ñu bari nag dañu ñëwoon feebar bi bett leen fii Macky Sall signé le 24 mars benn décret daal di instituer l'état d'urgence et le couvre-feu et la fermeture des frontières ñoom na mënatuñu dikk ñi ci bari nag li ñuy gànnaayoo woon ci argent de poche ñu dem ba yoratuñu dara am na ci kaabu daw yaram benn femme ndeysaan boo xam ne yàlla may na ko teraanga fële muy liggéey Espagne mais chaque année day ñëw defal yaayam un bilan médical ndax yaay ji dafa amee insuffisance rénale muy ñëw nag comme d'habitude defal ko li muy def yëpp fayal ko hôpital principal ba ñu defal ko li ñu ko war a defal lépp muy dem bay def réservation pour ñibbi rek état d'urgence am ñu tëj frontières yi mu obligé ba li mu prévoiroon pour durer séjour am jeex dafa mujjee malade ba mu ñëwoon di ko assister malade boobu mooy jël dara di ko jox di ko dimbale dama ci am gàcc alors et cetera donc ñoom ba ñu paree nag ma ne leen da ngeen di defar liste ba noppi pour wane ne que seen démarche bi c'est dafa lalu ci transparence ku ci nekk nga wax sa numéro carte consulaire
wala boog sa numéro carte de séjour. alors noonu la ñu toppee liste bi ba mat nañu plus d'une centaine alors ma daal di ko jël am na benn buntu boo xam ne fa laay jaarale suñu dossier bu ñu bëggee mu egg ci Macky Sall jaarale ko ci buntu boobu conseiller boobu jébbal ko président de la République voilà dégg ngeen fan yi président de la République tontu na ci. voilà nee na ginnaaw bi ñu jëlee mesure pour la diaspora sénégalaise au Brésil ba utal nañ leen ay vols spéciaux ñu dellu voilà léegi mu ngi ci ay pexe pour ñi nga xam ne Espagne la ñu jógoon ñëwoon doon jëndi marchandise couvre état d'urgence bi bett leen ñu tëj frontières yi nee na incha allah balaa weer bi dee dinañ ci jël ay matuwaay pour rétablir dans leur droit alors kon nag loolu pour tontu ci laaj bi nga laajoon rek suñu taxawaay chaque fois que nous sommes sollicités bu ñu mënee dinañu def bu ñu mënul itam dinañu jéem waaye li ñu dul def mooy duggal suñu yoon nekkul parce que bi fi waa Sotrac ñëwee bëgg Jamra jël en charge seen dossier dama leen ne man seen kàddu daf ma doy waaye da nekk ci réew bu doy waar boo xam ne dafa am ñoo xam ne amuñu métier seen métier mooy dem ci réseaux sociaux yi daal di def loolu ñuy wax dank fanaanal taxaw ca rond point ba bu fekkee mën nañ ko schématiser noonu ci rond point réseaux sociaux yi dank seen kurpañ boot ko fanaanal seen métier mooy di xool kan mooy dimbali nit alors bu gis Adji Fall ci yërmandeem am ku mu yërëm di ko taxaw pour ñu dimbali ko ñu saaga daal saaga ka muy dimbali ñu ne ma ne loolu day mooy Sénégal yéen a ma ko gën a xam parce que réseaux sociaux yi dafa parole à tout dafa jox la parole n'est-ce pas des hommes de lettres ay borom yi xam-xam ñu di ci yéen nit ñi daal di jox la parole ay support médiatique yu mel ni seen rajo bi nga xam ne yéen a ngi gindi askan bi mais malheureusement yi tamit réseaux sociaux yi dafa jox parole aux ivrognes aux soulards aux pervers aux obsédés sexuels et autres alors moo tax ma ne nag dama bëgg yéen waa Sotrac ngeen bind wax ne yéen a ma mandaté su boobaa ma mën ko gànnaayu pour que bu amee certaines mauvaises langues qui ont l'habitude d'accuser Jamra d'être des médiateurs autoproclamés alors ñooñu bu ñu yëkkatee te kàddu ma mën leen wan lettre bi ma ne déet waa Sotrac ñooñu yónni waaye nous ne sommes pas des médiateurs autoproclamés alors kon nag ñun loolu mooy suñu condition ku sàkku si ñun ñu taxawu la dinañ la taxaw mais à condition nga bind adressé ñu ko wax ni yaa ñu mandaté boo nanguwul bind nag ñun duñ ci dugg alors deuxième chose à préciser ñun duñu laaj honoraire xam nga avocat moom boo ko diisee sa problème dafa ne danaa la ci taxaw waaye lan laa ciy am kenn mënu leen ci mere parce que seen liggéey la ci la ñu amee dépense waaye ñun boo ñëwee sa bët xonq nga ne lii la ma Sénégal lii la ma état def Macky Sall moo ma tooñ moo ma dàq moo ma def lii moo ma laa su boobaa dañ lay naan dinañ la dimbali mais fi sabilillah te yàlla tax alors bref kontaan naa si jokko bi. ñu ngi lay jaajëfal. waaw kontaan nañ trop ñun tamit. ñaan yàlla mu barkeel waxtaan wi neex suñ temps bi sax dem na ko xam naa nag waaw dëgg la xaabaabal nañ ko kay solo moo neex moo tax macha allah ñu lay jaajëfee di la wax remercier bu baax di la wax ne Jamra na continuer ci tali bi mu nekk wax dëgg yàlla man daan naa leen suivre wante dinaa leen gën a suivre comme Anna li mu wax dinañ ci bokk incha allah dinañ bokk ci ñi leen di soutenir ndax yéen a ngi liggéey pour Sénégal. te gis nga kii doguma la Adji Fall. Adji Fall. waaw bu ma yaboo ne collaboration bi commencé na. parce que boo ko seetloo ci sa page. boo ko seetloo sa affiche bi nga def pour annoncer l'émission. dëgg la suñu informaticien bi suñu infographe bi dafa jëlaat affiche bi. dëgg la daal di ko recomposer waat ba pare daal di la ko tagué donc daf la identifier ba yow boo ubbee sa page Facebook. gis naa ko tonto gis naa ko si. waaw commencé na kon ñu ngi dem kon relation bi dina gën a dëgër. dinañ gën di jokkoo tamit ci rajo bi indi tamit comme ñun ci diaspora bi lañ nekk. di gën a xam tamit li réew ma soxla di gën a tamit collaboration bi gën a yokkee noonu comme ñun ngeen dimbali leen ak ñun tamit ñu dimbali leen comme que ñun ñëpp benn lañ te lu ñu am Sénégal lañ jëm ñun ñoo bokk Sénégal ay sénégalais lañ ñaan yàlla. waaw keroog laa dégg président la République di wax ne yéen diaspora bi li ngeen di contribuer ci budget Sénégal
di yónnee di joxe dépense di fay courant di tabax di investir xayma nañ ko à 3 milliards de francs CFA xam nga loolu ça équivaut au budget du Sénégal. si moo tax chef d'état bu ñëw boo sàgganee dégg nga diaspora bi yëgoo leen faalewoo leen ci daanu nga jëm. problème si daal si bu leer sax. voilà kon nag maa ngi leen di gërëm. di ñaan yàlla dëgëral seen taxawaay ñu ñaan suñu borom mu dàqal suñu réew seytaane. suñu mbokk compatriotes yi nga xam ne ñu ngi daan seen doole à l'étranger yàlla sàmm leen aar leen yàlla dàqal leen seytaane def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yegul asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon li nga xamante ni moo nekkoon seen émission ñu naan ko tey ñu ko doon dalal ki nga xam ñu naan ko sëñ Mactar Gueye Jamra moom ci boppam moo nekkoon ak ci xale yu jigéen ñi ci kër gi ku ñu naan rédactrice soxna Anna Gueye ak ki nga xam moom mooy Aji Fall kontaan ci moom ñoom ñoo ko doon dalal di leen jaajëfal nes tuut ñu ñëw ak